ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure. Toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi zishan azimil burhan sharidi sultan. Masha'Allah kan. A'udhu billahi minash shaitan. Mbokk yi seen xarit mooy dellu si waat encore une fois si seen permission di waxtaan ak yéen si suñu rappelu aljuma mubarak. Mamadou Lamine sanga ba ca Madina bu ñu dëkk moom dañu dombek waaw léegi nag comme julli nañu ba mu pare ñaan yàlla nangu na suñu yombalal ñu ko léegi mën nañu dem léegi jëli duus bi pour mën a dem def tawaaf jàmm daw safaan wax jàmm labbayk allahumma labbayk جنوب مصطفى إمام الحرمين محمد العبد الله يا إيتاو محمد العبد الله يا إيتاو محمد العبد الله يا إيتاو يا رسول الله بني الإسلام ونعمك سفينة خال ممرنا لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد ونعمك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم waaw léegi nag bon ñu génn nañu nag jàkk Aïcha يا جلال mbas mi ba léegi képp ku ci wax dangay wax li nga xalaat rek waaye comme ni ma koy faral di waxee ba léegi allahu subhanahu wa taala deful signe pour wax ñu misaal pourquoi li am kon nag les tenants et les aboutissants moom rek moo ko xam moom rek moo ko maîtriser ba léegi war nañ si am quand même jàngat bu xaw a exhaustif et Allah subhanahu wa taala moom moo créé son monde bindee fi mu créé leen def leen ci comme ni ma koy faral di waxee te loolu am muy daw di daw galaxie yi booleeg les planètes booleeg les étoiles ñoom ñëpp ñuy daw sur leur orbite si allure supersonique di dem dans l'espace kenn mënu ko xayma moom rek moo ko mën a xayma waaye nag c'est un but fixé par qui? Par lui-même. Dans l'ordre moom rek moo ko maîtriser ñun doomu aadama yi jox tàqal ñu tuuti ci science ak ci technologie ñun sax suñu defaree suñu oto bu dawee ba yàgg dinañ ko defar entretien vider moteur bi def ci ndox seerewaat boulon yi changer les filtres kon nag ki nga xam ne moom moo defar adduna bu toogee ba mu neex ko ba mu soog ko
muy def entretien mais moom moo xam lu tax muy def entretien di élaguer di xool point bu ko neex foofu mu jël fa lu bari xool fenn fa foofu mu jël fa tuuti mais kon loolu tout le mérite lui revient tey jii bu xoolee pays dëkk yi nga xam ñoo gën a néew doole mu sàkk fa tuuti ci xool ñi gën a am doole mu def fa lu bëri kooku moom moo xam pourquoi kon nag sama gars yi mes chers compatriotes mes chers frères africains jusqu'à présent Allah mi ngi ñuy dimbale kon nag bu ñu def autoglorification bu ñu fi nekk naan dañu def performance ndaxte le mérite ne nous revient pas defuñu performance Allah moo ko buggee noonu kon nag na leen moytu cette autoglorification gis naa benn njiit tey bu nekk ci dëkk bi wax ni suñu performance am nañu 1% de décès non nan leen sant yàlla gën ko santaat ko encore mu defal ñu jàmm ba affaire yi yem fa mais ñi am ay 23 000 morts 40 000 morts ñooñu lan lañ leen ëppale est-ce qu'on est plus performant que ces gens-là déedéet mbir mi mbiru yàlla du mbirum politique du mbirum doomu adama na leen ci sant yàlla rek te aussi képp ku nga xam ni dafa nekk ci dëkk bi ngir yàlla ak rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi lay ñaan ñu bañ a politiser cette affaire là bañ ko jiñ kenn mbir mi du mbirum état mbirum ñun ñëpp la il nous faut beaucoup de solidarité parce que il y a l'après pandémie les gars loolu lu jar a bàyyi xel kon nag ku fi indi problème ba dëkk bi am ay xeex wala dara day gën a metti wat encore si ñun bu ñuy taal ay oto wala ñuy taal ay édifice bu boobaa suñu bopp rek la ñuy yàqal déjà économie bi mi ngi leer na nu ni actuellement dina néew doole dina gën a néew doole kon nag na leen ci bàyyi xel bu baax a baax ñun ñëpp ñu jàppoo tous les Sénégalais la main dans la main ñu bañ a xarab kenn fii ku fi am sa kër kenn su fa amee coronavirus bu ñu la bàyyee yow rek non doo ci génn pour régler ce problème la waxtum la dëkk bi tout un pays kon nag jàppalante yéenante jàmm rek moo ñu siy génnee te continuer di ñaan allahu subhanahu wa taala mu suturaal ñu bu baax a baax ba nga xam ni lii day nekk un mauvais souvenir ñi nga xam ni actuellement ils sont malades de cette pandémie là yàlla jox leen tan ñu wér ñi nga xam ne mosuñu leen dal yàlla bu mu leen dal ñi nga xam ni génn nañ si àdduna allahu subhanahu wa taala ñu koy ñaan mu yóbbu leen aljanna firdaws allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man zal ladhi yashfa'u indahu la bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'azim la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-awwal al-akhir wa zahir wal batin yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun yamuut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir maa ngi leen di ñaanal di sàkku si yéen ñaan di leen wax ne man xawma daal damay def lekk li yàlla santaane maanaam ñuy defante ñun ñëpp ay rappel bu ñu ko defee rek bàkkaar dina wàññeeku jumte dina wàññeeku maa ngi ñaanal la jeunesse sénégalaise ñu nekk une jeunesse saine et travailleuse bu ñu ko amee cette jeunesse là dinañ mën a espérer incha allahu rabbi
un pays émergent, un avenir émergent, un avenir de développement dëkk bi naat yàlla def si dëkk bi maa ngi leen di gërëm di leen wax ba beneen yoon jërëjëf. Dans le Ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal.